waaw mbokki internet yi ginnaaw bu ñu leen nuyoo di leen ziar suñu invité bangok mooy moom dañuy bàyyi mu présenté wu rek leen fàttali yéen a ngi ci Casa TV bi ñëw na bon ñu bàyyi suñu invité bi mu présenté wu. ok asalaamaaleykum Sénégal ak asalaamaaleykum Casamance asalaamaaleykum Bignona Sindian One Love man maa ngi tudd Pape Souleymane Badji alliance Poksobi aka Wafaw aka Badji Bassène maa teewee tey fii ci seen émission Casa TV. ok kon boog doon na koo xam ne kenn dootu ko laam-laamee ci seen surtout Casamance fii donc balaa ñoo ñëw ci Pox bi dañuy njëkk a ñëw ci Pape Souleymane Badji d'abord Pape Souleymane Badji bu ñu doon laaj mooy kan début am enfance am. waaw Pape Souleymane Badji moom moo doon unique fils de son papa et de sa maman waaw Pape Souleymane Badji juddoo Dakar mais lu ko na ko jekk nu mu gën a gaawee la dellu si Casamance fii boobu mu dellu see Casamance Pape Souleymane Badji transformé wu ba mu transformé gaan doon leneen daal comme li ma doon tey waaw mais Pape Souleymane moom mooy ki nga xam ne tamit vraiment dund bi nga xam ne daal ay façon ñu ngi ci biir daal waaw mais na ko jekk ne Pape Souleymane Dakar la nekkoon Parcelles Unité 5 xam nga foofu la juddoo màggee presque màggee wu ma fa sax carrément mais ràññee daal mun naa wax ràññee woon mais après bon très tôt laa dellu si waat Casamance fi ma dëkk gan xam nga ñëw doon élève pourquoi pas mais dafa am li ko influencé tey ba Pape Souleymane Badji doon li mu doon tey. bon balaa ñoo ñëw ci Pape Souleymane li mu doon mais lan moo la motivé ba nga jógee Dakar bi nga juddoo màggee fa mu jaral la nga bàyyi lépp ñibbi si Casamance pour nekk fii. donc loolu dama si jaajëfal quoi dama naan tey ñaar ñi tax sax ba ma ñëw tey Casamance ñoom ñaar ñëpp tey làqu nañ di leen di ñaanal fu ñu nekk suuf sedd maanaam suuf sedd seen kaw fu ñu nekk ni yàlla na gën fi ñu jugee donc moom mooy bu njëkkee sama yaay la quoi mi ma jur man ñu bëri bon loolu gaaw ma ko wax ci média gars yi mosuñu ko dégg ma def ko ci son mais mère bi ma jur ci boppam gaañu na quoi gaañu na ci nu maa ngi woon ci naqar jóge ci naqar after gain juste ma gaañu quoi parce que j'étais gravement malade donc ci biir foofu moom moo ma faj gannaaw yàlla faj ma ba ma wér after donc mu doon li nga xam ne moom boobu la ko yàlla jëlee y compris mu amoon sama benn papa ki nga xam ne moom lañ ma xamee sax ne moo sama papa Sindian mu ngi tudd Adjako Badji surveillant la woon foofu ci CEM ab Sindian xam nga mais mujjee na gaañu tout récemment moo doon après chef du village tamit Sindian donc ñoom ñaar ñoo xeex loolu ba man Pape mu jugee Dakar ñëw Sindian parce que dañu gisoon Dakar fu ma nekkoon dafa demoon parce que jàng moom bon macha allah parce que rap tamit mënoo niil ba pare def ko waaw yow loolu yàgg nañ ko gisee sama bopp ne j'étais un excellent xam nga excellent laa woon ñu gisoon ne maa ngi woon Dakar di jàng mais ñi ma doon àndal ñëpp par la suite bon ñëpp noonu bàyyi jàng xam nga par la suite mère bi gis ne kii buñ ko tëbalul tam am na ni muy demee xaritam yi influencé ko bon mooy loolu xam nga rek te wax nañ dëgg parce que jamono boobu tamit maa ngi bëggoon musique di ànd sama benn grand bi nga xam ne da doon animé Ousseynou Baye actuellement mu ngi fii Sindian moom mu ngi fii Bignona donc par la suite loolu lañ ma tëbalee ñoom ñaar ñoo ko waxtaan mais sama papa nag bëggul woon ki ma jur dëggantaan donc Pape Souleymane loolu moo waral mu jugee Dakar fu mu nekkoon pour ñëw fii waaw léegi nan nga ko dundee maanaam vie d'orphelin sori papa sori yaay ñëw ci beneen milieu bu wuteeg Dakar ak Dakar ni mel ambiance beeg yooyu nga ñëw ci Casamance dem ci zone yu gën a reculé nan nga dundee changement de climat boobu. mais c'est forcé loolu automatiquement man je peux dire ne tey moo ma def li ma doon xam nga parce que macha allah quoi man damay delloo njukkal samay waajur parce que dañ ma joxoon lépp li nga xam ne loolu laa soxla woon xam nga sama papa mosul woon bëgg gis suñu rongoon xam nga mère bi idem donc man du question ne dama sonn wala leneen moo tax ma jóge woon mais tey dama naan fu ñu ma andi dama changé quoi xam nga surtout ba ma demee ba feebar gravement feebar bu may wax ñu xam dëgg kuy Pape Souleymane xam nañ ma ba ma feebaree donc dama naan jëmm jooju sax man léeg-léeg dama naan jëmm jooju dafa dee mais beneen jëmm la sa xalaat
xam nga maanaam jëmm Pape Souleymane Badji boobu bu ñu xamoon dafa jékki-jékki dee beneen jëmm dundaat parce que le Pape Souleymane bi ma doonoon démb ak bi ma doon tey dama changé catégoriquement Pape Souley bu fee la woon dafa doon jedd bon ñeneen ñi réew comme du réew maanaam bi nga xam ne parce que ñun suñu kër da ngay yaru ku la mat da nga naan ko tonton kii nga ne ko papa xam nga waaw tata wala yaay booy wala maam ñun loolu lañ xamoon te sama yaay loolu lañ kii yow mais boo déggee ma ne la peut-être benn réew moom mooy ñun luñ doon soxla dañ ko doon am fu ñu maanaam duñ doon soxla dem ci biti parce que suñu papa dafa ñu doon jox lu ñu bëggee xam nga man mii di wax ak yow ba may xale lu may lekk ceeb du bëri donc dañ ma gàtte woon ci côté boobu essayer comprendre nga mais ba ma ñëwee ba exigent beneen jëmm laa doonaat maanaam dama xam luy àdduna maanaam fële fi ma nekkoon ci biir alcool ni nga ko waxee ba may ñëw courant amul donc loolu doon ci benn man affaire ma jàngat ko mais dama ci sant yàlla bu baax parce que tey gannaaw yàlla man tey bu ma demee bay véhiculer yeneen message dafa fekk ma xam ko parce que ñu ne tàngal kaka ma ca xam lu muy saf bu ma toogoon fee tey Dakar lu bëri du ma ko xam et puis je suis fier dama ci kontaan parce que grâce à loolu jàng naa ba egsi donc du ma ne la jàng naa ba am man ñu bëri dañ naan dama am bac ba uma bac waaw ba ma waree def terminal laa bàyyi école te grâce à maanaam niñ ma changé moo tax te xam naa bu ma fa yàggoon dem du doon baax ci man mais c'était difficile dama doon xëy nii di xalaat xam nga mais tey macha allah maanaam loolu mooy dund loolu mooy galère rappeur foog nga galère mun a xam affaire yi muy taajoo waaw respect li waaw ci kaw loolu daal la ñuy dugg ci lan moo dugal box bi lan moo ko dugal ci rap lan moo ko motiver ba mu dugg ci rap donc maa ngi naan mosuma toog foog ne mic bi mooy sama arme ba ñu may fekk house di naan ma box bi arme saa yu ma xaalee ci kaw chaîne lu may lakk mooy seen larme ndax bëti fan si laa lay xoolee bul foog ne yaa ngi may charme politiciens yu may dal ñu ngi naan baan bi calme man ragaluma gel bu yeboo souffrance bi yar ma rap joolaa représente bu ma neexee kocc barma jaune rouge laa dëkk dina weex mission bi war ma rapport yu ragal a dem ñu ngi naan boxu xaar ma man pëndal naa Casamance ñu jox ma couronne bi mu mbaar ma ngay ne Casa du jo est-ce que xam nga huile de palme du ma xëccoo kenn waaye li ma moom rek ngeen baal ma donc boo déggee ma ne la musuma toog bay foog ne loolu la man musuma yaakaar ne rap bi sax dinaa doon dem ba egsi donc je le croyais pas mais man képp ku xam Fox depuis ba may xale sama enfance dama doonoon benn bañkat waaw man dama doonoon bañkat quoi man le fait est que sama xol dafa doon tàng bu ma gisee li nga xam ne normalul nekkul dem sama xol da ci doon tàng quoi donc par la suite musique moom laa njëkk a bëgg man musique fu mu doon fëgg moom damay xam ne lii musique la dama ko bëgg ça dépend nag ci ban musique la mais after noonu man dama gis ne lu ma doon changé li mu doon maanaam li ma doon gaaw a mer dafa bëri trop man demoon naa ba sama premier nom bu ñu njëkk a tuddee DMX la woon les jeunes ne connaissaient pas qui est DMX waaw DMX dañ doon gis ni muy xaacoo ak man temps yi lu ma doon ndeloo di déconné même réunion yu may dem yu simple yi damay wax mais gars yi dañuy gis ni kii dafa tàng ñeneen ñi jàpp sax dafa mer te même meruma sax nii laay waxee damay tàng tout moment donc automatiquement man li ma doon dem daal dama doon dem ci rap maa ngi rap peut-être te xaw ma sax lii mooy rap parce que léeg-léeg damay taxaw naan damay bëgg a wax maanaam luy dëgg bi maanaam yow boo doon jàdd du ma doon xool yow lu la neex kese pour man maanaam ma jéem la kii quoi yow boo doon sama best gain dama lay wax li ma lay wax et puis c'est fini mais par la suite ñu ma doon dégloo musique ni mu ko bëggee ma siy déglu rap automatiquement may déglu rap may gis rap mais presque man li may def ak nit ñi c'est la même chose ak rap mais rap ba woon rap bi nga xam ne dëgg ko tax a jóg ba rap yi nga xam ne yu léegi nii nga xam ne bon mooy loolu mais am na ñu koy def ba tey waaw maanaam rap bi nga xam ne dëgg ko tax a jóg donc da nga koy waxte doo ko raay ok loolu moom moo influencé tey ba ma toll fii nii léegi ñu bëggoon rek laajaat la encore yow style de rap bi ngay def parce que daanaka ñu bëri léegi jóge nañ foofu ay rap hardcore bu dëgër bi comme ni nga koy waxee révolutionnaire bi di dénoncer ay affaire ndax yow loolu te ci ngay sax wala influence tax na ba bis dina ñëw nga changer style de rap boobu noonu. yaa ngi may poser question bu nice question bu rafet xamoo lu tax ma wax la ko parce que tey grande man je suis pas un musicien maanaam total maanaam musique dafa yaatu comme hip na mu yaatoo mais tey bu ñu ne rap laay def rappeur laa dama koy gis tendance nit ñi di ko wax quoi mais il faut que les gens arrêtent de dire n'importe qui ñu naan leen rappeur comprendre nga ñeneen ñi ay musiciens lañ ok ñun ñëpp ci kii lañ mais dafa am branche
bi nga xam ne boobu noonu waruñu ci jënd quoi le fait est que rap révolution America people on te révolte R bi c'est révolution maanaam boo ne rap rek yow yaa ngi révolté le P c'est people tu te révoltes pour ton peuple et yow si tu te révoltes plus pour ton peuple yaa ngi révolté pour sa poste P bi dama koy tuddee poste pour les autres rap maanaam soi-disant rappeur parce que ñoom dañuy révolté pour seen poste moo ñëwee ci fan moom mooy ñii di woy ay nekk fii mbëggeel di woy di karang-karang te et puis passage am benn entre parenthèse quoi man bi ma amee war a mën a woy mbëggeel dama koy woy devant sama jël moo ma taneel wala li ma war a wax sama benn jël gaan ci biir sound dama naan ko fils mu ne ma waa ma ne kon ma taxaw ak moom live and direct ma wax ko mais rap bi nii boo ñëwee nga ne rappeur nga le R tu te révoltes et puis pour ton peuple man ñu ne chaque rappeur yow kakatar nga par rapport à ton territoire man ci sama territoire fi ma dëkk grand tey bu ma la doon jaga sama historique ci lu bëri nii xam naa même une heure de temps taxul man ak yow ñu pare mais damay laal ay passage bàyyi dafa mel ne tey Y'en a marre bu muy sanc ci Casamance ce Y'en a marre la mu ngi judd ban at ay 2000 n'est-ce pas loolu laa defoon comme question laa laajoon ma ne leen bañ naa ma Y'en a marre man ma ñëw intégré ci Y'en a marre li ñuy njëkk wax Y'en a marre bu mu juddoo c'était en 2000 comprendre nga ma ne leen guerru Casamance kañ la judd ñu ne ma 1900 et quelque fekk ñun juddooguñu ñun duñ judd fekk fii maanaam raag bi maanaam durant tous ces années là maanaam ay 81 80 noonu nit ñi maanaam maaruñu ba ñu egsi ba 2000 Y'en a marre bu muy judd la Casasin bi door a maar man j'ai honte man dama ruus ci loolu quoi parce que man dama jàpp ne ñun duñ judd rek fekk fii lii Casamance lu fi nekk amul lu gën a tàng maanaam li nga xam ne Y'en a marre loolu la jànkoonteel Y'en a marre lan moo doon problème am c'était benn lañ ay constitution lañ doon laal mais fii ay nit a doon dee ay miin ñoo fi doon kalaate ci suñuy frère man j'ai un frère ki nga xam ne ñoo doon bokk ci ay combat ñoo doon nekk ci lu nekk di wàcc gaan di def ay sensibilisation miin dafa kalaate racine pis bu moom mais miin bi dafa kalaate ba lii doo ko gis donc moment ñun bu ñu waree rap ñun dañu amel maanaam Casamance dañ ko amel et Casamance bon ni nga ko waxee loolu la am na ñu bëri ñu ngi wanteeru di defi beneen forme naan fi ay taab ay karang-karang man mënu ma comprendre loolu man jaune rouge laa dëkk j'ai comprendre fi ñu naan jaune rouge man fa laa dëkk et caméléon laa quoi dama jël maanaam sama couleur wu dëkk couleur bi boo déggee ma ne la couleur samay problématique d'abord Casasin la avant d'être un Sénégalais j'ai comprendre donc gaar ci gars yi nu ñu ma ko doon waxee rek man digatuma ak Y'en a marre ñu am nañ seen propre combat et respect à ñoom mais man laa wax man dama am sama propre combat maanaam peace in Casamance dafa war a am maanaam freedom am ñun duñ judd ci guerre màgg ci guerre te mu ko waruñu mën a deer ci guerre gi léegi ñu bëggoon xuus tuuti rek ci rap bi ngay rap ak di dénoncer ndax sentiroo ni Pox bi est devenu l'ennemi des politiques bien sûr maa ngi koy wax ci benn anam ci ba ma fa ma commencé mais ku koy teg kuy dénoncer kuy def yeneen affaire bu ñax waaw mais lenn la rap bi comme sama benn frère nu mu koy faral di ko wax rek ba ñu dajee ñaar la léeg-léeg gars rap dëggantaan yàlla wax quoi te peut-être dina dem ba egg foofu et je ne sais pas loolu moo tax man mi di wax ak yow my brother dinaa ko wax tey fii Casa TV man bind naa sama testament ba pare dama bind sama testament ba pare quoi maanaam bu dee naa dee suba maanaam ngeen nettali quoi ndax dangaa mës a jot ay menaces kon non bon bref non il faut ñu mais en tout cas ndax dangaa mës a jot parce que vu sa rap bi waaw ndax mës nga cee jot menace nit ki woo la wala parce que am na fu ñuy jëm xam nga am na ñu bëri tey question boobu am na ñu bëri ñu ma ko doon laaj est-ce que Pox bi dina dem ba bàyyi maanaam bàyyi bu xam nga affaire yooyu dénoncé kërën ñu ngi waaj bu gën a xaat ñu ngi waaj lu gën a metti mais xam nga luy problème bi ñu ne bu ñëpp xamee fa nga jëm doo gaaw a yegg foog ñu raam ak gars yi mel ne ay dof mais ñun lu ñu yor suñu suuf dañ ko xam et puis wax naa la ko sànq ragaluma manot waaye not ñu fa nekk gënuma leen mais lenn la Casamance dina fàttaliku loolu leer na ma nañu te loolu moo ma tax a doon rappeur amatuma dara lu may ñàkk quoi te ñun ñëpp a nar a dee ñun ñoo xam ban waxtu ak ban bis wala ban at mais man jàpp naa ne dee tey mii may wax ak yow dee naa ba pare parce que nañ dee balaa dee ñëw et j'ai comprendre donc jàppal ne loolu du ñàkk
loolu du ñàkk ñun def nañ fi li nga xam ne mooy loolu commençant par man du indexé wala leneen ak leneen mais damay wax ñun tàmbale nañ fi li nga xam ne par exemple avec le maire de Bignona def naa ko live and direct avec le maire de Sindia donc liñ leen war a wax dañ leen koy wax parce que du ñàkk ñoom ñoo fi nekk ñoom ñun ñoo leen jiital te askan gi ñun ñoom lañ fi nekkal ñoom politique bi dañ fi war a nekkal askan gi j'ai des copains politiciens du ñu ñàkk am naa ay xaritu politiciens yow mii xaw nga ci xam dara waaw yaa ngi comprendre donc muy ennemi wu rappeur muy ennemi politicien je ne sais pas mais duñu new ñu di rap pour ñoom lu leen neex mais dañuy rap li nga xam ne mooy njëriñu askan gi waaw loolu moo tax ma ne la am na fu ñuy waaj nag ak projet yi du ñuy waaj yàlla rek a xam yàlla bu ñu maanaam xéwalalee loolu ba nar a ñëw mais du question da nga ciy gis yow politicien bi wala yow kese mais da ngay jàpp ne yow mi nekk ci biir askan gi ñun ndekk di amal nañ leen njëriñ. askan gi lañ fi nekkal quoi. dinañ ñëw ci projet yi après. léegi dañuy ñëw ci carrière bi. sama carrière Poxu kañ la débuté. ak carrière am nan la ko gisee bu doon def tey jàngat ci carrière am. sama carrière positive wala négative. ak obstacle yi ci loolu laa bëggoon nga ñëw tuuti quoi ci sa carrière. ak waaw sa parcours. Poxu bi ba muy door rap maa ngi dooroon ak benn groupe bi ñu naan Feu de Brousse te nom bi nga xam ne par exemple F bi Klein lañ ko woowee mais ce Feu de Brousse là le F c'est Feu le B c'est Brousse maanaam c'est par rapport ak ñun fu ñu nekk ci àll bi maanaam xal gi boo ko xoolee nu muy def ñax bi da koy yóbbu dëgg ni ñun noonu lañ koy jëlee comme xal yu yóbbu maanaam amul dëgg bu ñuy jàpp ak bu ñuy bàyyi ñax yëpp la ñuy yóbbu quoi et tu vois donc boobu noonu def nañ mais bëriwul temps boobu bëriwul ñu fomm ñu tasaaroo man maa jénn gars yi continuer après mujjeewuñu dem man moo xuus ça veut dire na ko jekk ñu ma commencé ndoo rap presque ñëpp a bàyyi sauf Poxu bi quoi maanaam lu yàgg rek dëgg la quoi donc ma ñëw doon nekk sama carrière solo ba ci kanam ma gis benn groupe bi ñu naan Rap Connection mais suñu rap moo connecté ku nekk dafa doon def partie am maanaam ku nekk di kii ñu connecté ko ñu door a tur boobu door a génne Rap Connection c'était pas un groupe mais sous forme de label la quoi. boobu fu mu nekkoon boobu Sindian ci boppam la basé ba tey may wax ak yow nii. boobu laa mën a tuddee sama bopp ne foofu la sama carrière commencé mais durant tous ces années là peut-être dama doon lambatu wala dama doon kii parce que maquette tamit c'était pas facile pour am maquette mais yàgg naa di ci topp yàgg naa di ci nekk. donc tey loo moo tax la plupart nit bu ma laajee ban kañ nga débuté dama lay jàppoon ne la 2008 2009 waaw la plupart noonu laa mën a wax nit quoi parce que jamono boobu laa ràññee te laa commencé waaw jox ko akam jox ko kii woom c'était en 2009 boobu la ñu doon invité même à Bignona fii awum Sané ñu ñëw di rëkk bon tu vois donc sama carrière nag dafa naqari woon dafa metti woon parce que sama famille presque kenn d'accord woon ma rap le fait que rap dañ ko mës a négatif maanaam dañ ko mës a jàpp ni lëf dof la quoi yëfu gangsta la yàlla nag man ci anam maanaam fi nga xam ne daf ma njëkk sang moom mooy lan loolu moo tax ñeneen même ay mag dañ doon accepté man sama rap parce que mosuñu woon gis Poxu bi mu sex cigarette mosuñu gis Poxu bi fu mu jàngee malgré nag ñu bëri bu ñu doo xoolee sama fees nii man léegi laa mel kanamu rut su lay doon je suis beau nag man dama rafet loolu du ma xaar sax nit di ma ko wax waaw moo la dóoraloon benn black nii teg kii bi nii mais dama jàpp ne je suis un peu playboy quoi par rapport ak man li ma bëgg a def léegi dama gis ne foog ma xaw a am benn look bu may mel look bi nga xam ne damay ñàng parce que man nu may rappee noonu laay biiñee sama yaram bu tàngee rek lu may def sax après du ma contrôlé wu donc bu ma seetaanee sama bopp ma ne ko non je suis un peu beau quoi il faut ma am benn style bi ma war a yor boobu laa amee sama style karaw bi maa ngi ko inspiré maanaam ci suñu maamaati maam yi afro waaw mais sama karaw la du karaw bu ma monté waaw wala leen mais sama karaw ci boppam la j'ai comprendre mais nag am na beneen phase bi nga xam ne ay junju la boobu tamit dañ ma ko yabal ma def ko donc nitu karaw la affaire yi di jug ma gis ne bu ma melee noonu nit ku nekk mën na la bàyyi xel du rap bi kese mais ci kaw chaîne tamit c'est très important donc sama kii noonu la jógee sama carrière nag naqari woon na trop du ma la nëbbal naqari woon na parce que kenn nangul woon ma rap parce que gars yi dañu gisoon ne naa jàng egg université doon leneen ñeneen ñi sax gisoon ma waroon doon ay professeur pourquoi pas xam nga donc ñeneen ñi gisoon sax dama waroon topp sama tànk papa mais man lu may cloche ak maanaam lu may yee guddi man rek maa ko xam parce que am na luy fëgg may fëgg guddi si sama xel di fa ñëw
xam nga ma war ko yàbbi nar ko dugal maanaam sama xol nar ko yàbbi askan yi comprendre nga waaw donc c'était difficile dama dem nag ba première laa xam ne affaire bi mën na ma ëpp na ma doole mënatuma ko kii moom parce que je ne triche pas dans ma vie ma xam ne lii daal tant que maa ngi koy topp rek day tardé sama life léeg-léeg monsieur bi sax di raconter ay leçons di teg si leçons yooyu c'est pas intéressant parce que y a des professeurs yi nga xam ne amuñu pédagogie booy expliquer lii ma xam ne sa explication bi nekkul lii rek dama lay teg na leen ba dippi sama këy bu nekk am naa fa teg si nag commencé bind ma xam ne ni lii sama yoon la donc ma dëgg école bi année boobu laa dëgg école bi bàyyi ok léegi ñu bëggoon xam Pox ndax am na mixtape wala ñaata son la génnee ndax album am na ko wala mu ngi koy waajal waaw ñu nga wax ñu ci tuuti rek. Pox bi amul album Pox bi amul mixtape waaw kanta boo de lu tax loolu depuis 2008 ba tey yaa ngi ci rap bi. ok bro dinaa la xamal benn affaire quoi man sama rap bokkul comme ni mu koy waxee rek sama rap bokkul ak rap ñeneen ñi loolu du question maa gën ñeneen ñi wala leneen mais sama rap xam naa ne bokkul ak ñeneen ñi man sama rap humanisme la maanaam li nga xam ne nit da koy yëg du ay rapu fiction wala léeboon wala lippoon non comme man maa demoon lan jéeji jàpp avion bi déedéet li may dund maanaam lu nit ki di dund parce que man mi sama dund dama jàpp ne maa ngi koy calquer si nit ñi. maanaam actualité rek waaw actualité la luy daw. ak surtout Casamance du ma ko bàyyi gannaaw. surtout loolu donc gis nga loolu noonu et puis du maanaam loolu kese ngay raconter mais dafa am ci biir texte bi tamit versification dafa war a mën a rafet. jox respect ñi lay déglu xam ne ni lii xel la ko jénnee et puis da nga ko liggéey da nga ko travailler maanaam moom mooy lii nii ngay gis noonu texte bi affaire bi forme bu ñu koy defee technicité bi. donc c'est quelque chose te je veux apporter li nga xam ne peut-être amagul ci monde bi laa wax loolu laa bëgg a apporter donc jàpp ma ne man dama respecter sama public dama respecter ki ma gëm dama respecter ñi ma bëgg ak ñi may surtout ñu may liggéeyal ñu nekk sama gannaaw waaye Sembe maa ngi leen di nuyu de passage xam nga Sembe bu Dakar Sembe bu Thionkesil xaw ma Bignona bi jàpp ba bu Sindian waaw Sembe Wonjo World daal bu Afrique bi yëpp maa ngi koy ziar parce que am naa ay représentants fu nekk comprendre nga donc ci biir foofu man ñooñu bu ma leen di jox dama leen di jox li nga xam ne xewagul parce que dama naan Galsen album yu bëri yi fi jot a dégg ay répétition la ay répétition la parce que c'est la même chose la gars yi di def mais dafay boo apporter quelque chose bi nga xam ne yéen seen nopp mosu ci tokk yéen li nga xam ne yéen seen bopp yi si boppam danaan lii musuma ko xam yes y a des titres yi nga xam ne mooy loolu donc Pox bi lu muy jënne ay single kese la maanaam tey bu ñu demee sax ci normalité maanaam ci normal lu may jënee sax du ay single ay maquette la parce que single ci boppam sax dafa am mais ci biir foofu nu mu la ko waxee rek maa ngi ci suuf di raam waaw te bis bu ñoree ñëpp kontaan te yaa xam te wu ma dara quoi. ndax yaakaar nañu fii ak ay at yu néew. Pox bi génnee album. yàlla baax na waaw yàlla rek a xam quoi mais titre yi muy leneen ak leneen déjà kayraay bi ma lay wax noonu kayraay boobu si boppam. boobu dinañ ci ñëw sax après. mix la titre kii la waaw. mais bëggoon naa tamit ñu ñëw ci benn son boo xam ne. daanaka. du ma ne moo la yëkkati mais bokk na ci son bi la gën a lancé. li ma gën a lancé mooy bi ñuy dégg ci suuf nii. muy Badji Bassène Sembe. lan moo la inspiré ba nga wëy Badji Bassène bi ba fuñ ko wëyee rek. wala fi nga ko wëyee rek. amul mag amul xale amul góor amul jigéen ñëpp a yëngu. muy paa yi surtout paa yi ak mère yi sax ñoo koy gën a déglu ñoo koy gën a enjoy. ok lan moo la may inspiration boobu ba mu dugg ci xolu ñëpp. ok son bi le fait est que man benn Badji laa sant je suis fier d'être un Badji waaw te suñu sant nag yombul quoi du question damay tàgg sama bopp nag je m'excuse mais suñu sant boo koy détaillé ba ñu ne la Badji Bassène et Badj lu seen da ngay am ti généreux de nature nag yàlla noonu la ma def parce que sama papa yàlla noonu la ko def du ma ko tàggadee te tàgguma sama bopp mais sama papa li ma am bopp comme nit ñi te man actuellement fa laay dem te ci yoon boobu laa nekk. tu vois donc ñun Badji Bassène yi la plupart ñun noonu la ñu mel vrai Badji Bassène laa wax quoi noonu lay mel amul blème boobu donc dama jàpp ne ci yax man bi ma jóge noonu warul mun a ñaax parce que bii naroon naa ko def lu gunoon a nganda te pare bu ma ci de bii dama raay rek mais yeneen nit ñi ñëw.
j'ai comprendre donc ci biir foofu contenu bi surtout moo gën a nice le fait que Badji Bassène dafa ñëw maanaam pour big up ay fansam ñu ko gëm lu moo tax ma ne jikatut leti katen jilom lit leti ŋaaten panu jatotora yafay inchallah didi maten keti poksu bi ku yanken keti wafo pan ku fanken Badji Bassène yobbe bando dunia yi foke sanken gis donc Badji Bassène sembe c'est mon staff man sama staff sembe lo tudd parce que ñoom ñoo dooleel Badji Bassène ba Badji Bassène tollu fi sembe tax mu jóg lu moo tax ñu ne ko Badji Bassène ak sembe te képp ku nga xam ne dafa gëm Badji Bassène rek yow sembe nga ko wax donc son bi contenu bi tamit je peux dire en plus en joola te yow boo jëlee sa temps déglu son bi da nga xam ne am na contenu muy xale muy mag ok waaw balaa ñoo ñëw ci événement yi ngay waajal ak yooyu sax nan nga gisee région Casamance bi yëpp maanaam surtout département Bignona bi ak ni mu toll ak ni mu bëree ay artistes mënuñu fexe ba am fi studio bu renommé quoi bi nga xam ne ki dëkk Signa Pox bi au lieu mu jéggi fii dem ba Dakar wala dem ba Ziguinchor di génnee singalam wala di génnee maquettam mu war koo defee fii Bignona lan ngay wax ci loolu. loolu dama naan lu may naqaru la bu baax mos naa dem si je me trompe pas Sud FM ñu may laaj est-ce que rap Casa bi mu ngi dox ci benn côté laa leen wax benn côté mu ngi dox moom mooy lan artistes yaa ngi jëngu ñu ngi liggéey waaw artistes yaa ngi jëngu ñu ngi def li ñu mën ñu ngi maanaam bind rappeurs yaa ngi gën a bëri waaw la plupart nag concert yi fay léeg-léeg du fay mais fu mu doxul moom mooy fan promoteur amatul promoteur maanaam ki nga xam ne ñeme na tey andi xaalisam ne rappeur bii laa jël produire ko pour mu jëndeel ma xaalis comprendre nga suñuy njiit tamit suñuy njiit jàpp nañ ne tey art bi lu muy dugal tey par exemple art bi lu muy dugal dafa sakkan dafa bëri parce que tey foo dem ci goxaanu boo mënta dugg rappeur yaa ngi fa sakkan nañ kaar macha allah xam nga lii mënoon nañ ko structurer ba tey rap bi nii war na mën a doon li nga xam ne parce que ñaata rappeurs ñu nekk Sénégal xam nga sakkamtuma boo ne Casamance chaque jour ay rappeurs yi ngi juddu loolu noonu gars yi waroon nañ ko mën a am benn pexe bi nga xam ne dinañ ko def ba affaire bi ñu mun ko structurer ko xam nga def ko benn business sax pourquoi pas xam nga mais dama jàpp ne ñun même ci local yi ngay dem maanaam ci localité ñi ngay dem noonu artiste amu fa gëddëm parce que te chaque année ñu ngi naan culture xam nga am na benn affaire bi nga xam ne man bokk naa ci maa ngi ci xeex boobu mais pour l'instant mënuguma la tudd turam mais ci loolu la ñëw pour xeex dafa ñëw pour révolutionner culture maanaam sénégalais bi xam nga maa ngi ci affaire boobu mais au fait loolu la parce que même man sama territoire man chaque année maa ngi def fu nakaf yow xam nga loolu maa ngi def fu nakaf événement bu nganda mais foofu sama mairie mu suñu ma jox ñaar dërëm comprendre nga ay kon comme fu mu nekk ni sama frère boobu ba muy dem loolu lañ ko wax amuloo dara lu koy wane mais lu ñuy xeex nii dañu bëgg a am suñu carte artiste am li nga xam ne moom moo ñu war ñun xam nga loolu noonu peut-être moom moo tax tamit gars yi newuñu li ñuy gëstu mais ñoom tey ba ñuy soxla askan bi duñu xaar ñuy xaar yow valable nga wala valable loo de même ko amul carte d'identité dinañ la xëcc ok donc man dama jàpp ne tâche boobu tamit ci ñoom laa koy delloo loolu ci ñoom la waree te dinaa jaar passage tamit ngeen baal ma tuuti studio boobu waroon na am Ziguinchor mais studio boobu dañ ko saboté studio digne de son nom bu war a produire génnee ay CD waroon na am mais dem naa visiter ko mais dañ ko saboté xaalis bi ñoom ñoo xam fan la jaar donc Casamance ba tey mu ngi ci en danger mais ci lépp quoi même ci art bi mu ngi ci en danger. ok léegi ñu dégg ni Pox war na amal tournée Casamance. lan nga ñu mën a wax ci tournée bi ak yan dëkk nga war a dem ak yooyu. ok pour l'instant maa ngi jublu ak sama bon yenn programme yi nga xam ne ay invitation la donc war naa am benn Dakar. boobu Dakar boobu ñaa ngi ko war a jouer Blaise Senghor incha allah le 21 laa war a jouer boobu waaw képp ku nekk Dakar moom waaw mooy loolu xaar ma foofu daal waaw waroon naa dellu si fii sama programme boobu festival bi ma lay wax noonu Kayraay Fest maa ngi ko waroon def le 23 décembre bi 24 mais du coup dafa amoon benn fi nga xam ne fu tax festival bi jëm kooku moo làqu waaw maa ngi koy ñaanal su sedd si kawam ñu pousse ko ba le 18 bii di ñëw 18 janvier waaw 18 janvier incha allah rabi ñu ngi ko nar a def fii bi ñëw na waaw Transgambia 2 secteur boobu di nuyu gars yooyu yëpp ñu fa nekk ñu jàpp ci affaire bi ak waaye tënduk war nañ ñëw ak seen danse de masque affaire yooyu donc boo xoolee ba xool festival de 2 jours donc bu ma fa jógee maa ngi am ay
sous forme de tournée la ci biir foofu mais yeneen yi day débuté à partir de décembre war naa dem xàccum na benn sam benn brother Aroka mu ngi xeex pour affaire bon ceeb bi nga xam ne non du Mansour c'est un autre Aroka ñu ngi naan ko Badiane la sant quoi mu ngi xeex ci affaire béyum ceeb bi nga xam ne dañ koy béy fii lekk ko fii mu ci affaire bu nice kooku yëpp jàpp ci tournée bi waaw ma war a jaar ay ji ñaaki yooyu yëpp war na mun a taxaw ay conkesil yëpp incha allah rabi dina taxaw bon yeneen yi nag ñu ngi ci togg bi ba tey mais ñu ngi waaj daal na ngay xam ne ñu ngi waaj benn affaire daal bu pata pouf daal waaw boo war a def benn annonce tamit benn xewel daal mais xewel bi xamaguñu ndax ñu di ñëw wala du ñëw léegi comme temps bi xoj nañu sa mot de la fin lan ngay wax jeunesse bi ki nga xam ne mu ngi seetaan Pox bi di am rêve ëllëg doon comme Pox bi doon rappeur bu mag lan nga koy conseiller ak lan ngay conseiller ñi ëmb art bi rap surtout rap hip hop lan nga leen di dénk. ok li mu leen di njëkk dénk naa leen wax benn affaire loolu dama koy xool droit au but moo wax leen ko ngeen dégg ko xaw ma grand frère la xaw ma petit frère yi nekk ci art bi ku nekk na nga gëm li nga gëm bul def dara li nga xam ne suba yow da nga koy toog di ko rëccu wala tey ñu ngi gis rab bi yëpp ku nekk mu ngi def lii wala benn dib la wala benn ngaaka man jaraluñu ma sax référence et si tu vois man dafa am li ma gëm dafa am sama réalité ak li ma gëm ak li tax ma rab lan moo tax ma rab c'est la question qu'il faut poser artiste bu nekk na nga laaj sa bopp lan moo tax nga rab après yow doo mën a HS wala li ngay def yow da ngay tëdd ak conscient tranquille man Pox dama emprunté voix bi parce que lii moo tax ma rab loolu laay conseil bépp mindeef buy rap ci àdduna bi xam nga li ngay def na nga ko sentir na nga ko yëg affaire yi day mel ni si yow sa ay jënt texte yi buy ñëw donc nit ki li nga doon rek ngay mën a mos a doon waaw bu la kenn influencé bu la xaalis tax nga jàdd yoon ñun leen la ñu gëm classique musique révolution bi la ñu gëm te ci moom la ñuy bàyyi bu ñuy dee sax ci moom la ñuy nanoo dee et puis lu may conseil sama jeune sama kii bi moom mooy lan bu leen mos a wante na naqari nu munta naqari bul gaay sa ngoro nañu doon lu ñu doon mais tamit Casamance de senti message boobu tamit nañu jàppale seeni ay doom ci lu ñu gëm parce que ñoom lañ fi nekkal Casamance lañ fi nekkal Sénégal lañ fi nekkal mais Casamance laay njëkk wax ñun yéen lañ fi nekkal te laaju ñu leen ñaar dërëm mais da ngeen ñi support bu dee tey produit gaan bi nga xam ne jar na jënd ngeen jënd ko xam nga bu dee jar na ko laax quoi te gis naa ñoom ñu bëri di ma vigap ñu bëri di ma jox loxo respect parce que bu ma yéegee concert maa ngi gis seen yëg-yëg bu ma affiché ay affaire ci Facebook wala ci kii yeneen maa ngi gis seen yëg-yëg donc maa ngi respecté ñëpp ñi nga xam ne surtout yow mi yaa ngi def job bi nga xam ne sax xamuloo ko waaw tey mënoon nga xool lu la neex wala nga ne je suis de Sindia xam nga dinaa tàmbale ay Bignona wala leneen mais amuloo limite boobu nag ma gis rek premier jour ba ñu njëkk a xamante nga ma njëkk jox loxo xam nga ba tey nii nag te fàttewoo yaa ngi ci man ba tey yow laay jox sa ko jox naa la capitaine te suñ télé bi moom du ñaxa télé bi day pata pof gaan ok waaw mbokki internet yi kon lii moo nekkoon seen émission Casa la dëkk émission hip hop boo xam ne ñu dalaloon fi Pox bi donc di leen jox dig daje ba beneen épisode. bañ a fàtte tamit ñi nga xam ne wóor na wa instant abonné nañ. ñu ñëw di seetaan. nañ abonné rek gars yi nañ gën a abonné. waaw benn boy nag maa ngi nii xawla xaw sam laa nekk nii. ñu frit sama goog sama ponkal la waaw waaye sembe sama crew bi maa ngi ziar ñëpp nag. ñoom El de Jack samay frère ñoom bii wëndal maa ngi leen di ziar. waaw naan gars yi respect. jaayef gars yi bi moo nekkoon premier numéro bi Casa la dëkk kon di leen jox dig daje ba beneen épisode incha allah.